asalaamaaleykum mbokku Samagal asalaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen wax ne ñu ngi fii ci Mbao seet fii benn bergerie boo xam ne ñu koy wax bergerie Khoureychi xam naa nag li fi war a leer gannaaw di ñëw Babacar dinañu ko wax léegi gannaaw Babacar ñu ngi lay nuyu. waaw Cissé Dia ñu ngi lay nuyu. di la jaajëfal di la remercier ci visite bi ngeen ñu visité tey fii ci bergerie Al Khoureychi de Mbao. gannaaw bergerie Al Khoureychi balaa ñuy sori dama gis mu nekk ñu inauguré ko fan yi bergerie bu bees wala bergerie la bu yàgg bu ñu defaraat. waaw bergerie bi site bi moom bergerie bu bees la mais boo xoolee cheptel bi du lu bees parce que xar yi ñu njëkk a recruté boo xoolee ba léegi toll na ci 2 ans. toll na ci 2 ans am na mbootaay yu fi judd yoo xamante ne vraiment am nañu fi 2 ans waaw. mu nekkoon fan. waaw ñu nekkoon Derklé. waaw mais si bergerie bi mi ngi pare au mois de fin juin début juillet ci la xar yi ñëw fii ba léegi quoi. balaa ñuy dugg Babacar Diallo yow boo ñu wax yaay kan fan nga juddoo fan nga yaroo wala moo la dugg ci biir. waaw man Babacar éleveur laa rek benn ndongo rek di yëngu ci wàllu informatique nekk aussi un passionné d'élevage nekk daan yar sama kër ñu fekk fa ay xar ñu màggee ci ay xar dugg ci laadum yi vers les années 2004 2005 ba léegi ñu ngi ci di ci góorgóorlu daal waaw. voilà yow fi nga Dakar nga juddoo quoi. waaw Dakar laa juddoo. Dakar laa màggee. ok waaw. ok léegi Al Khoureychi mooy lan moo indi tur bergerie. waaw Al Khoureychi boo xoolee tur bi propriétaire bergerie bi ñu Cheikh Tidiane Aydara daf ko delloo njukkal waa ay maamam ñu bokk ci famille Chérif mu ci giir bu ñu bokk moo tax mu tuddee bergerie bi bergerie Al Khoureychi pour delloo njukkal ay maamam daal. voilà. mais dama gis ngeen ne daal relais pourquoi ngeen jékki-jékki rek bëggaat jël lu toll nii ngeen defee ko ci élevage fit boo xam ne tey mën nañu ay millions la ngeen jël benn bergerie boo xam ne tey mën nañ ko xalaat ci leneen pourquoi ngeen def ko ci élevage. waaw si xam nga élevage bi léegi dafa toll foo xamante ne peut-être lii daf ko laaj parce que li ñu daan yaree laadum bu njëkk ba ak li ñu daan yaree laadum bi léegi bokkutul boo xoolee xar yu njëkk yi. ak xar yu léegi peut-être lii def seen différence mooy condition yi ñu leen di yoree ak ni éléments yi ñuy lekk ak toppatoo yi ñu leen toppatoo peut-être amuñu ko woon donc xar yi ñun dañu jàpp ne rek pour ñu exprimer seen potentiel li nekk ci ñoom il faut nga mettre leen ci cadre boo xamante ne moom mooy répondre aux normes yi ñu soxla ñoom pour ñu mun a exprimer wu parce que xar dañ ko xamee ci animal boo xamante ne la animal de pâturage la. léegi ñun suñu élevage bi ñuy def dañuy jàpp xarit di leen tëj ci ay naaj ci ay cage donc dafa am lu bëri loo xamante ne da leen di manqué te mënuñu ko compenser ak seen alimentation bi ñuy am donc moo tax ñu defar bergerie bi ci façon boo xamante ne peut-être ñoom li leen di manqué war nañ ko mën a si am fii ci bergerie bi. ok voilà. yow bon yan sang ñoo fi nekk ba ngeen avant ngeen di ñëw ci yan sang ngeen nekkoon ba ngeen ñëwee indi Al Khoureychi fii rénové ko. fan ngeen jógee ak fan ngeen dëkk. waaw fii nag boo xoolee xar yi fi nekk moom sang yi fi nekk yi fi manqué bëriwul. waaw loolu laa mën a wax quoi li fi manqué bëriwul parce que def nañu tour aussi ñi ngi suivre élevage bi yàgg nañ ci tamit donc xam nañu li ñu soxla woon pour liggéey parce que dañu amoon benn cahier de charge boo xamante ne moom la ñu topp xam bi ban type de xar la ñu soxla ak lan lañ ci bëgg liggéey moo tax ñu wër ci bergerie yi nga xamante ne li ñu soxla mi ngi fa. ñu jël fa différents sujets constitué benn cheptel boo xamante ne ça tourne autour de une vingtaine de femelles ak mën naa wax 3 mâles yu ñu jënd ak am na yoo xamante ne fii la juddoo aussi donc fas yéene ci liggéey mais boo xoolee rek mën naa ne parce que li ŋànk élevage bi yëpp ci ay dret ñu ngi fii si bergerie bi. dama gis danga ne ngeen jël ay mâles mais mâle bi fi mujjee moom ñëwoon na bëgg ñu wax ci muy diaspora. da ngeen ko recruter fan yi waaw diaspora mi ngi fi ñëw il y a juste 3 jours jeudi la ñëw. lan tax ngeen ciblé ko dem waaw parce que dafa répondre ci critère mâle bu ñu soxla woon. ok dafa répondre ci critère mâle bu ñu soxla woon parce que mâle la boo xamante ne kenn dootu ko présenté déjà ci élevage bi mu nekkoon 5e mâle bi ci concours Adam bi passé nga xamante ne mooy la concours bu gën a prestigieux ci élevage laadum au Sénégal andi fa mensuration yoo xamante ne jafe na ci xar def ko à son âge. à 25 mois mu ñëw def 115 virgule et quelques ñëw andi LCS de 156 à 157 andi TP wu 138 ak un poids de 150 kilos à 158 kilos à 25 mois ba pare boole ci
bokk ci giiru xale yoo xamante ne ñëpp ay lignée de champion lañ ci côté papaam ak ci côté yaayam. donc loolu tamit li mu nekk li mu ŋànk ci deret reflété wu aussi ci phénotype am. donc mu correspond ak ci bu xar bu ñu bëgg a liggéey loolu moo tax ñu dem def suñu choix ci moom recruter ko yàlla wërsëgal ñu jot ci ba dugal ko ci bergerie bi. waaw mi ngi jógee Mbaaw ci suñu gën a grand Ibrahima Mbengue ak ñoom Papa Laye di leen remercier au passage si partage bi ñu partagé maal bi. ginnaaw si beneen maal moom dafa naa mu ngi jógee Mbour boobu mooy kan. waaw kooku mooy Anour doomu Mouxine la Mouxine di doom ci magistrat yaayam di doom ci Albouri moom côté yaayam aussi sët la ci Algor sët la ci Bitar sët la ci aussi si Lamp waaw moom boo xoolee presque moo fi jiitu sax yenn famille yi moom mi ngi jóge woon ci benn grand bu ñuy wax Talla Diop bu nekkoon Mbour waaw moo ñu ko baaxee woon moom aussi jot na def tour bon femelle bu mu njëkk a tëb sax barki dem wàccee na bon ñu ngi xaar aussi production am moom aussi ci géniteur bergerie bi la bokk. tey Al Khoureychi lan mooy perspective lan lañ xaar ci moom parce que yéen da ngeen ñëw yéen a ngi doog tàmbali bu bees. kon mun nañ ni dans 1 an 2 ans lan la ñu war a mën a xaar ci yéen. waaw déjà li gënoon am solo mooy première étape bi mooy si ñu nekk nii moo daan constituer benn base femelle boo xamante ne dinañ ci mën a liggéey bon biñ ci jotee parce que boo xoolee femelles yi ñu fi yore dañu def 2 recrutements yu bokkul dañu jël ay femelles yu mag d'abord après boole ci jël ay femelles yu ay agnelles boo xoolee box bi y a 8 agnelles yoo xamante ne presque la moitié dañ ko jënd la moitié fii lañ juddoo donc bi ñu taxawalee base femelle bi ba pare ci la ñu recruter mâle xool yan type de mâle la ñu war a liggéeyee si la ñu dugal diaspora aussi fekk na fi yeneen jeunes mâles yoo xam ne ñu ngi leen di préparer te comme que yooyu ñoo gën a nekk xale yaakaar nañ ne ñooñu ñooy nekk relève am plus tard donc peut-être que fii ak 1 an 2 ans bu ñu combiner diaspora ak jeune mâle yooyu ñu fas yéene liggéey dinañ fi def résultat boo xamante ne élevage bi yaakaar naa ne ñëpp nañ si teg seen bët. léegi tey exemple tey ci budget mën nga wax tuuti rek est-ce que l'élevage actuellement au Sénégal on peut dire que c'est cher. waaw tout dépend rek ci yow ni nga ci duggee. tout dépend rek ci ni nga ci duggee am na ñoo xamante ne dañuy commencer par le bas jënd ay sujets yoo xamante ne peut-être du cher trop mais c'est des sujets à améliorer da nga ci nekk di ci liggéey pendant des années pour que nga mun a egg ci benn niveau bi beneen bi mooy nga génnee xaalis bu takku dem fekk xar yu pare nga jënd leen nga xamante ne yow ñi nga ko jëndee da ngay toll ak ñoom même niveau nga mun a liggéey ñoom li ñuy liggéey waaw ñun nag option boobu la ñu choisir moo tax it xar yi ñuy jënd boo xoolee c'est un peu la crème de l'élevage ay xar yoo xamante ne la éleveur bu mag bu sañoon dina daagu sa biir kër waaw noonu daal nañ ko tàmbalee yàlla wërsëgal ñu jot ci yenn xar yi ci ndimbalu yàlla ak yenn éleveurs yi di ko sante yàlla di ñaan yàlla rek lépp liñ ciy séntu yàlla may ñu ko ñu liggéeyal ko élevage bi surtout ñu liggéeyal ko suñu bopp liggéeyal ko élevage bi yëpp en général parce que fii loo fi liggéey rek da nga koy partager donc ñun ñëpp ñoo ko bokk voilà. mën nañu xam diaspora mi ngi fi ñëw ñaata at la am ak est-ce que commencé na liggéey. waaw mi am na 3 ans léegi. am na 3 ans mi ngi doog a dugg 3 ans donc commencé gul liggéey nag quoi parce que dafa fi mu nekkoon c'est un peu différent ak bergerie bi fii donc dafa nekk benn phase d'acclimatation boo xamante ne moom lañ ko bàyyeegum pour l'instant parce que amagu fi semaine donc ñu ngi koy préparer ñu ngi préparer aussi femelles yi ñu ko war a booleel ndànk-ndànk rek quoi voilà. mais est-ce que Al Khoureychi ci xar rek la nekk bergerie Al Khoureychi est-ce que yéen xalaatoo leen révolutionner ngeen dem ci leneen lu xar. waaw pour l'instant ñu ngi ci xar rek mais yemuñu ci xaru laadum kese. bon am na ñu ngi def beneen partie boo xamante ne ay mouton embouche la quoi. ay xar yoo xamante ne c'est destiné à la consommation de la viande xaru ngénte xaru tabaski. ak yooyu malheureusement da ngeen boo leen ñëwoon semaine bi passée di ngeen ñu fekk. géniteur dorpeur bi ñu jëndoon malheureusement dafa daanu y a quelques jours bon ñu ngi ci doon liggéey def ci ay croisement ak ay laadum ak ay azawat ak yooyu aussi am na ay insémination yu ñu jot ci benn programme boo xamante ne ay xar yu jóge woon États-Unis la bon ñooñu inséminé nañ ba ñu jàpp ñu ngi xaar aussi résultat bi quoi. ñaari jeunes mâles yi ñu bari ci liggéey bi da ngeen ko recruter wala dañ fay juddoo ñaari jeunes mâles recruter. waaw benn bi fii la juddoo benn bi dañ ko recruter. waaw benn bi dañ fii la juddoo benn bi dañ ko recruter bi ñu recruter nag moom doomu Pullman la Pullman di doom ci Teranga yaayam aussi di sët ci magistrat waaw beneen bi di sët ci Gelawaar aussi papaam di doomu Mifta nekkoon doomu Gelawaar aussi.
kon mën nañu en grosso modo ñu tëj xam naa dañuy jeexal ak waaye ndox mi rek moom lan la Al Khoureychine di bëgg a def ci élevage rek ak ku leen bëgg a bitir noonu lay def lan lay def. waaw bergerie bi moom comme li yàlla wax rek ñun ñëpp ay passionné lañ donc yàlla dafa def ñu bëgg élevage nekk ci te boo demee peut-être yàlla am wërsëgal benn koom-koom bi dañu ne mën nañu boole l'utile à l'agréable investir si liggéey ci loo xamante ne peut-être xar yi dinañ ci mën a yor xar yi yor ci seen bopp ñu mun si produire loo xamante ne économiquement aussi day rentable donc en gros élevage bi loolu la mais li ci jiitu daal déjà c'est la passion parce que ñun ay lii amul passion wu xar doo am sañ-sañu jël investissement bu mel ni di ko def waaw loolu noonu daal mooy en gros taxawaayu bergerie bi di fas yéene liggéeyal élevage bi ñun nga xamante ne moom la ñu yàlla nattu ñun ñëpp ñu bokk ko waaw bugg ci nag marqué suñu empreinte def ci loo xamante ne peut-être suñu ñu fi jiitu woon ak ñi fi nekk tey ñu ngi ko ciy def. waaw numéro bergerie bi mun nga wootee ci 77 732 69 69 732 69 69 wala nga woote ci 33 836 95 93 bergerie bi mi ngi nekk Mbao diggante Grand Mbao ak Petit Mbao fi ñuy wax arrêt Gris Bordeaux boo duggee ci biir koñ bi rek bergerie bi mi ngi foofu waaw la visite est ouverte à tout le monde quoi ku nekk mën na ñëw visiter waaw ñu ngi la ñaan aussi éleveurs yi ñu ñëw yokk waaw wax ñu 7 jours sur 7 à n'importe quelle heure mën ngeen ñëw visiter ñu ngi ñaan éleveurs yi ñu ñëw aussi soxla nañ seen xalaat seen ay critiques ak seen ay suggestions parce que ñun ñëpp ñun ñoo ko bokk waaw di la jëm remercier bu baax Cissé Dia jërëjëf ak yéen i seetaan yéen ñi nga xam ne yéen a bëgg élevage ñu ngi fii tey ci Mbao def fii waa bergerie Al Khoureychine ñu ngi jàkkaarloo ki nga xam ne moom mooy jiit bi di Cheikh Aïdara sëñ bi ñu ngi ziar. ñu ngi delloo ziar di rafetlu seen teewaay di leen sant di leen gërëm ci émission bi ngeen ñëw def si fii ñu nuyu mbokk internet yëpp waaw. Cheikh balaa ñuy dugg nga wax ñu yaay kan fan nga juddoo ak un peu say origine ñu xam ko. waaw man de Cheikh Aïdara laa tudd maa ngi juddoo Dakar quartier bu ñuy wax Liberté 4 la juddoo màggee fa yaroo fa mu ngi bëgg a yàgg nag parce que dootuñu ay xale. waaw dëgg la je pense que on est à 6 mois de 50 ans waaw mu ngi noonu daal donc ay gonek Ndakaaru daal lañu. waaw mais ñu gis bergerie Al Khoureychine nekk bergerie boo xam ne ñu ci biir taaru na rafet na mais ki ko def na ci xaalis. amour boobu loolu lan la passion boobu da nga daf la dab wala dafa nekk loo xam dafa waaw passion bi daanaka dañ ko judduwaale. ndax dañu juddu fekk suñu kër am xar. bien sûr mu nekk genre yar yi nga xam ne moom lañ daan faral di gis ci kër yi. nga xam ne da ngay am benn xar sànni ko ci ginnaaw di ko jox desitu ñamiñ bu tabaski jotee nga jël ko faak boobu ko def ko xaru tabaski bu tabaski weesoo nga dem utiwaat beneen man ci loolu laa juddu loolu laa fekkee ci juddu bi yàlla dogal ñu dem ba ci biir xar bi nga xam ne daan nekk kër ga ñu am ak moom benn cofeel boo xam ne ñëpp nangu nañ ne ñun ñoo gënoon bëgg xar yi que ñeneen ñi denk ci biir kër gi passion bi commencé ci loolu yàlla dogal ñuy dem ba am ay 15 ans yooyu ñu njëkk a am xar bu ñu moomal suñu bopp yàlla dimbali ñu depuis cette année là depuis bi ñu amee 15 ans ba tey daal mosuñoo ñàkk am xar. waaw di yar di tabaske di yar di dugal ak génne di yar di jaay jaar ci tulaabeer yi yeeg tuuti ci borom cax yi yeeg tuuti ba fi ñu ci toll nii tey léegi nag passion boobu lan moo tax ñu pour répondre à ta question li tax ñu investir ci lu mel ni on s'est dit que nit moom bu xasee ba nekk ci mbir da ciy nekk rek wala bañ cee nekk waaw bu yàlla dogalee ngay génne sa poche saa su ne di def ci xar yi di investir ci xar yi di ci investir day am benn moment boo xam ne tu te dis est-ce que doo faf investir dëggantaan pour que boo jógee ci loolu xar yi jàll ci beneen étape bi ba nga xam ne sa loxo dootoo ko dugal sa biir poche di génne di def ci xar yi donc étape bu njëkk bi effectivement ci la ñu nekk étape bu njëkk bi mooy da ngay génne sa poche di investir di jënd ñu am yaakaar ne balaa muy metti trop dinañ dem ba xar yi yor seen bopp mooy étape bu njëkk bi moom la ñu ñaane yàlla accéder ci étape bu njëkk bi nga xam ne boo jaayee xar di nga ci mën a jënd xont pour dootoo génne ci sa poche di ci def mooy étape bu njëkk bi. ensuite deuxième étape bi mun nañ jàpp ne mooy étape bi nga xam ne boo ci tolloo non seulement dinañ mën yor seen bopp ci wàllu lekk ak wàllu entretien mais dinañ mën yor seen bopp ci wàllu bés boo bëggee dugal beneen xar
xaalis boobu lañ koy jëndee pour que nga bañ encore une fois nga bañ a ko ne di investir loolu mooy deuxième étape bi boo ko rombee da ngay am envie yegg troisième étape bi nga xam ne mooy non seulement nañ yor seen bopp bu ñu bëggee jënd beneen xar nañ ko mën a jënd ñoom seen bopp ñoom xar yi troisième étape bi mooy nga am as lëf boo xam ne mën nga cee comp di ko delloo ci sa biir poche en sachant que ci sa poche la jóge woon dem ci ñoom. étude boobu noo ko defee. da nga toog étudier bergerie yi. xool xar nan nga def ba xalaat ni loolu noonu la ñu war a defee. waaw dama étudier nag vraiment dama dem ci bergerie yi waaw dem ci bergerie yi dugg ci biir càmm ji dugg ci biir xar yi xool éleveurs yi xool les coûts d'achat les coûts de revient les coûts de vente def benn analyse bu leer nañ ñu xam ñaata ngay dugal pour espérer am lan ci retombée pour xam ñaata ngay jaayee parce que ki jaayee million mooy ki jëndee million mooy jaayee million c'est aussi simple que ça ki jëndee ay 500 000 mooy jaayee 500 000 ku nekk ak doole bi la yàlla may mais càmm gi daal sant nañ yàlla ba nga xamee ne mooy milieu bi nga xam ne ki am njëgu 200 000 dina am ki am njëgu 2 millions dina am matul seede. fii ñu toll. yéen a ngi doog a sanc. est-ce que ci wàllu vétérinaire. ci wàllu li nga xam ne mooy saytu xar yi. am ngeen ci taxaw ngeen ci. waaw en réalité xam nga vétérinaire yi moom ñun xam nañ ci ñu bëri. yoroon ay xar suñu biiri kër avant ñuy toxu si fii xar yëpp kër ga lañ jóge parce que commencé woon nañ recrutement depuis 2 ans 3 ans même. Donc kër ga feesoon nag ak i xar donc xar yooyu am na ñu fa juddoo fii bari na ñoo xam ne kër ga lañ juddoo kon suivi vétérinaire amoon na déjà donc am nañu quelques vétérinaires yoo xam ne ñoo gënoon récurrent tey ki fi gën a présent fii ci bergerie bi c'est docteur Boy qu'on connaît tous d'ailleurs xam naa léegi mu ñëw fi sax parce que daf fi war a ñëw tey mais daal grosso modo suivi vétérinaire bi dafa mës a am déjà. léegi nag bon tey la ala rawata tey lay gën a raw parce que comme xar yi dañu gën a bëri donc forcément ci la suivi bi gën a amee solo mais daal grosso modo booy ñooy ki nga xam ne moom mooy suivre xar yi benn par benn. Babacar wax nga ci xar yi nga jot a recruter. mais man dama bëgg a laaj recrutement bi noo ko defee. da ngay toog di suivre ay xar wala dañuy proposer wala da nga am benn spécialiste bu la ci. en réalité Babacar nu mu la ko waxee xam ne xëy na fekkeewu ma ko mais daal toutes les bonnes montres ont la même heure suñu stratégie ça a été très simple on a défini un cadre benn cadre lañ défini dañu dem ñu ne ñun dañuy ut suñu positionnement xam ci ban xeetu élevage la ñu bëgg a positionner boo demee ba créer ce positionnement ba am ko ba pare forcément da ngay am benn cadre boo xam ne benn xeetu xar boo xam ne moom nga bëgg recruter en l'occurrence fii ñaar la ñu désigné woon c'était un des femelles grandes femelles confirmées yoo xam ne dañuy dem ci yenn bergerie yi tànn leen fa ñu sayir leen ci mâle bi ñu bëgg ñu mu sayir leen ñu jëndee ko noonu indi kooku c'était une première étape de recrutement mu am beneen deuxième étape de recrutement boo xam ne ay tëng lay concerné xar yoo xam ne mosuñu tëbu mais ñu sélectionné leen suivant des critères prédéfinis noonu la mbir mi demee donc boo amee cadre boo xam ne da nga ko installé ba pare xar bu ñëw ba dugg ci biir cadre boobu rek forcément dafay bokk ci li ñëw recrutement bi noonu la demee donc en général qu'est-ce qui se passe c'est que ku mel ni Babacar wala ku mel ni Chérif Mbodj bu ñu yemee ci benn xar boo xam ne dafa bokk ci cadre bi ñu tracé suñu bopp daf ñu ciy bàyyiloo xel ñu ànd dem xooli ko waxtaan ci bu ñu amee consensus ne dañu jàpp ne kii dañ ko war a jënd bu boobaa ñu waxtaanee ak borom bu ñu yàlla dimbalee ba ñu war a ko mën a fàggu rek ñu fàggu ko noonu la demee. mais est-ce que le prix est cher. waaw c'est pas donné ku bëgg yenn xar yi ak yenn qualité xar yi il est clair que di nga génne xaalis mais encore une fois yàlla mi nga xam ne moo ñu wërsëgalee ñu am lu ñu ko mën a jëndee moom la ñuy sant rek te xam ne comme on a voulu s'installer dans la crème yàlla dimbali na ba ñu cibler yenn xar yi yàlla yombalal ñu ko sax parce que aussi su la yàlla namee dimbali moom da lay liggéeyloo da lay teg ci condition yoo xam ne ndimbal bi dafay gën a yomb pour yow donc on peut dire que daal wax dëgg yàlla amul benn xar boo xam ne bañ koy jënd am nañ ci yenn coono yi waaw.
seen dernier recrutement di Diaspora. Diaspora nekk maal boo xam ne maal bi boo xoolee xam ne maal la. dëgg la lan ngeen def indi ko ak lan moo tax ñu ne. waaw Diaspora plusieurs choses dafay am benn moment boo xam ne investissement boo ci tollee da ngay soxla produire jaay pour dugg ci retour investissement alors j'ai tendance à dire nit ki waruloo jaay li nga xam ne moom nga bëgg li nga xam ne da nga jàpp ne da nga ko bëgg rek moom ngay dem jëndi pour jaay ko déedéet da ngay jaay li nga xam ne moom la nit ñi jënd bëgg nit ñi jënd li ñu bëgg moom ngay jaay boo bëggee jaay du dëgg donc à partir de ce moment là su ñu demee ba créer benn base femelle bii fi nekk nii nit ñi di laam-laamee di waxtaanee ay xëy na mâle bi nga yor méngoowul ak femelle yi nga yore et que on sait aussi que quelque part les éleveurs dañuy faral di jënd tur d'une certaine manière Diaspora xam nañ ko xam nañ ay mensuration am xam nañu ban xar la jóge kon am nañ yaakaar ci ay doomam donc on va dire que éleveur boo ci mënti gis rek fi mu nekk nii mën na toog fa mu toog ne la sa femelle boobu nga xam ne doom bi déew bu fàq la bés bu juree ba Diaspora bu dee góor bëgg naa bu dee jigéen bëgg naa xam nga loolu dafay yombal jaay il faut pas se raconter d'histoire il faut pas faire la fine bouche daal bu ñu waxantee dëgg rek voilà exactement donc ci nit rek da ngay gis ko jékki-jékki ne doomu diw da boo ko takkee am soxna fu baax absolument noonu rek la dem donc gëm nañu ne Diaspora bu duggee fii liggéey fi li mu fa war a liggéey wax dëgg yàlla am nañ yaakaar ne dina fi def production bu mucc ay boo xam ne buñ ko téyee am lu baax suñ ko jaayee am xaalis te comme defoon nañ fi xaalis jaadu ni ñu am lu tuuti lu ñu dugalaat ci poos loolu moo waral recrutement ak Diaspora kon yàlla na yàlla def loo xam ne li nga ci xaar yàlla ko yàlla def amiin yaa allahu amiin xam naa nag balaa ñuy tëj dama lay laaj ci anecdote avant ngaa dugg ci laado xar yi nga daan yar xale xar nga ci moo ci mos a marqué loo xam ne koo yar ba pare mu marqué waaw am na benn xar boo xam ne dañ ko tuddee woon Tidiane boobu sans hésiter moom laay wax dañ ko tuddee woon Tidiane te niñ ko jëndee moo njëkkoon a yéeme parce que ay benn famille bu dëkkoon ci koñ bi ñoo daan yar ay xar ñoom ñu am ay seex yu juddu seen mbaar ñaari seex yu góor yu weex tal nekk ay benn melo tojuñu papa ji ne dafay jaay benn bi téye benn bi alors tuddee benn bi Tidiane tuddee benn bi Mouride alors ñun ñu ñëw mu ne daf ñuy jaay benn ñu ne ko léegi yaa ñuy tànnal mu tànnal ñu Tidiane léegi nag li tax xar boobu marqué ma c'est que ñoom moment bi ñuy jënd xar boobu ñoom ñaar ñoo tolloo woon léegi nag mu nekk une vraie concurrence qui s'installe parce que ñun dañu yore Tidiane war bëgg mu gën a rafet Mouride du dëgg donc te ñoom comme ñun a bokk koñ tous les 15 jours daal bu ñu génnee xar yi di leen sang il faut ñu nattaat leen xool ku ci nekk ñu xool fu jongante bi toll donc loolu anecdote la boo xam ne mënuñu ko fàtte parce que yàlla dogal na ba Tidiane dem na ba ëppee Mouride yu bëree bëri li ko waraloon nag bon la raison principale c'est que ñun benn xar boobu kese lañ yore woon alors que ñoom gétt lañ yore woon xam nga du mën a nuroo mais daal ñun dañ daan sang saa su ne Tidiane moo gënoon set moo gënoon rafet donc anecdote boobu daal mënu ma ko fàtte xar boobu daal mënu ma ko fàtte quoi waaw mënu ma ko fàtte kon ñu looy tëjee ak looy wax éleveur waaw xanaa di ziaraat di nuyoo waat kulli éleveurs yi ci Sénégal yëpp di leen ndokkeel parce que lii ñu jënd dugal ko fii du pour ñun ñëpp la kulli élevage moo ci jëriñu bu ñu yàlla dimbalee ba ñu yor ay femelles yoo xam ne sélectionné nañu leen ba ñu mel ni ñu mel ñu dem utal leen mâle boo xam ne am nañ yaakaar ne mën na améliorer parce que en réalité élevage amélioration kese la ñun ñëpp nangu nañu loolu tey boo yoree benn femelle dem uti benn mâle boo xam ne dafa yor ay critères yuy compléter femelle boobu c'est pour produire quelque chose de meilleur donc ñun ñëpp ci loolu la ñu inscrire éleveurs yëpp ci la ñu inscrire kon dañ leen di ndokkeel éleveurs yëpp sur le fait que dugal nañu xëy na benn mâle boo xam ne war nañ ci mën a produire loo xam ne élevage bi yëpp moo ciy jëriñoo donc mot de la fin bi loolu la rek xanaa di ñaan yàlla
mu jàppale ñu ñun ñëpp ba ñu mën a yóbbu élevage fi ñu ko bëgg a yóbbu di inviter une fois de plus tous les éleveurs du Sénégal à venir nous rencontrer ñu ñëw ñu wan leen li fi nekk ñu waxtaane ko waxtaane càmm gi te xool nan la ñu ko mën a fexe mu évoluer. Cheikh Aïdara ñu ngi lay gërëm di la sant. jërëjëfati ñun waa Samagal TV xam naa ne fii jëmmi jamono dañ ñëwaat xool bergerie yi. incha allah liggéeyam fu mu toll parce que loolu mooy ci loolu la ñuy dox. dëgg la gis nañ ni li nga def nii nekkul ndaw. élevage moom facteur de développement. dëgg la waaw facteur de développement. absolument képp koo xam ne mi ngi ciy def alalam rek. dinañ ñëw fexe ba li mu ciy def mu xool ndaw. dëgg la kon ñu leen di gërëm di leen sant di leen wax ne à la prochaine waa ci waxtaan. avec plaisir.